I'm in. I'm in. damay tëdd ba night time. bonsoir ou bien bonjour ça dépend si heure boo koy seetaanee salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum Jolof salaamaaleykum woowaa bi yëpp ñu ngi leen di jaajëfal di leen siyaar yee ba tey même gars bi la ma man junior dellu si waat ci émission bu mag bi ci télé bu mag bi mooy The Movement fii ci Tamba TV ce mouvement nag mu xawoon am benn décalage bu gàtt si semaine passée semaine bii nii ñu nekkoon si des raisons techniques et purement professionnelles di seetaat nan la ñuy yeesalaat bagage yi pour yéen seen i bëgg-bëgg ñu mun ko satisfaire à 100% loolu moo waraloon benn temps d'arrêt une semaine bu gàtt boobu noonu mais si kaw loolu ñu ngi leen di siyaar di leen jaajëfal di leen jox yéen ñëpp seen wàccuwaay di leen bëggee cat ba cat di gis tamit waaw seen ba mu toogee une semaine bi amul gars yi woote bëri nañ gars yi ma bind message di laajte loolu mooy firndeel bi émission bi carrément mu ngi si yéen bokk ngeen si moom you know te nag The Movement mu am gan bu spécial am gan boo xam ne ni tey kenn dootu ko présenté ci hip hop oriental bi yëpp kenn dootul présenté c'est un jeune nag si âge mais respect bu grand yi am moom la am ci game bi parce que fullaam moo ko may faydaam moo ko may def li muy def ci fulla ci fayda ci jom bu mot sëkk moo ko may et puis yarwam da ko may très discipliné un gars très discipliné boo xam ne aimé de tout le monde moo tax nag tey dañ fay jaar di dalal ma man Tungune Messi aka Tungune méchant salaamaaleykum Tungs. waaleykum salaam wa rahmatullah mais lunette yi mën naa ko summi. salaamaaleykum. asalaamaaleykum Sénégal asalaamaaleykum Wowa asalaamaaleykum Tambacounda asalaamaaleykum sama saay Kanetaan xam nga asalaamaaleykum MBV. This is your boy topp sa pedi tap bandi fépp bandi partout Tungs waaw. yow man présentation bi comme daab jarul laajte Tungs. aka bandi yaman tey ñu ñëw fii si télé bi di la wax ni dalal ak jaamu fii sa gaale la télé bi télé ñëpp la xam nga di wax internet yi nag chaque fois ñu ngi gis abonnement yi ñu ngi yokku du sunu mën-mën du sunu ngóor mais seen mbaax la ak seen yëg bi ngeen yëg télé bi yëg bi ngeen yëg émission bi surtout ñu leen siy jaajëfal quoi nekk nag xam nga commentaire yi ñu ngi gis bu baax lépp lu ngeen ñuy suggérer rek ñu ngi si góorgóor li si def lu ñu mun pour rek ñu satisfaire leen tey suñu nee Tungs dootuñu dellu si tur bi parce que jaar nga fi def émission ak grand bi Zewal ñu koy bëggee defagaat de passage ma koy ñaanal fu mu nekk suñu borom defal ko jàmm ak xéewal mais dootuñu wax tur bi affaire yooyu noonu mais lan mooy histoire Tungune ak hip hop pour lan Tungune bàyyi reggae bàyyi soul bàyyi mbalax bàyyi R&B bàyyi jazz ñëw ni hip hop laay def. waaw bàyyil ma gën a hip hop kon. waaye man léegi. that's what it is. yow man. maam hip hop du loo xamante ni tey da ngay jóg rek def ko. comprendre nga day am lu la ci frappé nga da nga ci am wàll. maam affaire la boo xamante ni du yow yaa koy décidé. en cours de route la lay dab. comprendre nga. étant jeune. ñun amoon nañ yeneen vision comprendre nga comme li parents yi amoon ci ñun xam nga yaakaar yi parents yi amoon ci ñun mooy nekk un bureaucrate xam nga nekk un gars boo xamante ni day wàcc cos cravate si waaye ndaw bureaucrate bu underground waaw bu pënd comprendre nga léegi nag de ce fait xam nga ñun bi ñuy orienté wu bi ñu yàlla di orienté ci hip hop ñun sax yëgun ko dafa xëy rek xam nga nekk musique boo xamante ni ñun bon bu ñuy ñëw ñun yëguñ ko dañoo xëy rek bëgg ko comprendre c'est ce cursus jeunesse la dabee ci cursus bi la bokk xam nga ñu nekk ay xale yoo xamante ni dañoo teel a engagé wu comprendre nga ci fighting pour suñuy town ci fighting pour suñu famille yi comprendre nga ak yu bare ñu gis ne moom moo gën a collé wu comprendre nga moo ko reggae quoi moo ko reggae ñoo gën a collé wu pour mën a xeex benn affaire boo xamante ni injustice lay prôné aujourd'hui. mais est-ce que koñ bi nga juddoo màggee fa est-ce que milieu bi en général da lay orienté à ce que nga def ngay def ban genre musique si milieu bi nga juddoo en fait. waaw est-ce que milieu bi dafa favoriser pour nga def hip hop. waaw parce que man milieu hip hop laa juddoo. Kanetaan ku ko xam-xam ni rab bu engagé bi. fa la fekk baax. waaw dañoo judd fekk fa ay grand yoo xamante ni. Black Sarik. Injat Gang xam nga Bandi Serfo ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni tey mënoo ñëw fekk leen ñuy def loolu noonu nga dindi ko comprendre même Freeman xam nga Indesi secteur boobu yëpp ñoom Negro Pythagore xam nga gars yoo xamante ni tey engagement ak xam-xam
ci ñoom la yem comprendre nga ba tey wàcc ñu seen yoon xam nga ñun ñu ñëw fekk leen ci comprendre nga ñu ñëw fekk leen ci naw leen ci liggéey bi ñu daan def moo tax ñu nit ñu ne xaaral mbalax bi nice na trop xam nga day yëngal tànk mais ñun on préfère luy yëngal suñu bopp cause pour laquelle ñuy wéeru ci hip hop comprendre nga ba pare di ci demee jom ak fulla xam nga vraiment mais ñu dugg un peu si cadre technique boo dégloo Tungu ne ay sound ay texam dafa engagé trop engagé da ngay dégg engagement si texte Tungu ne yi lan moo waral engagement boobu noonu waaw xam nga comme ni ma la ko waxee ñun dafa am grand yu ñuy inspiré comprendre nga man étant enfant dama doon étant plus jeune sax laay wax dama doon déglu cinquième underground lu bare comprendre nga laataa dinaa di fon comprendre nga dama doon déglu Jili Bagdad di ko bàyyi xel lu bare ci wolofal ci technicité ci rhyme ci flow xam nga foo ci bonde ci beat bi ni mu koy defee affaire yi yéeme woon ci man comprendre nga mu doonoon li ma yéem ma ci dox xam nga di ci demee fulla di gëstu waa ji xam nga di xam ci lu muy dox journalièrement xam nga di xool quotidiennement moom ci ay business yu muy nekk buy improviser ma ci daanu xam nga comprendre nga may jàngee ci moom ba yàlla def ma gis talent biir Tamba talent boo xamante ni tey nit mënatu ko werante muy daana xam nga ma ne pourquoi pas bala ma walliyaan si feneen ma xool la gaa comprendre nga dinaa yem si musuma ko woo wax ko ni que jumple musuma ko woo ni ko ni ngay rawee lii mais dama koy déglu di gaañoo comprendre nga di gëstu waa ji fan lay jëlee mooy inspiration waaw ak ban milieu lay inspiré en parlant d'inspiration tey ku xam Tungu ne Méchant xam ni bambara la de père et de mère mu juddoo si milieu boo xam ne dañuy làkk bambara couramment mu làkk ko bu mu am si bu mu leer quoi mais tey Tungu ne Méchant boo koy déglu muy rap da ngay foog nii purement doomu jolof la ci olofal bi quoi olofal bu xóot bi ñu nekk olof sax parfois ils ont du mal à ñu comprendre Tungu ne lan lay wax si olof olofal boobu noonu fan la jógee waaw man dama judd nekk Baye Fall en premier lieu xam nga nekk Baye Fall ay jóorin yu mag yor ma comprendre nga tarbiya ma ci ay affaires yu bare comprendre nga léegi nag de ce fait linguistiquement parlant boo ma dégloo da ngay xam ne kii nii dafa Baye Fall ci moyen dafa Baye Fall yooyu noonu ñoo def loolu ci man comprendre nga kon le milieu Baye Fall dafa joué si carrière moo tax chaque instant da ngay gis ma koy prôné comprendre nga man dama koy wone parce que tey lépp lu ma am loolu noonu moo ma ko may bu ma nekkee ku wàccee sama bopp moo ma ko may bu ma ëppaloo nit tamit moom moo ma ko may ndax milieu boobu noonu lépp looy seet ci góor dafa nekk comprendre nga ku baax a ngi fa ku baax ci kanamu ñëpp ku bon ci kanamu ñëpp mooy fa comprendre nga mu bari ay facettes yoo xamante ni tey boo doon gëstu sax ñi gën a dëng ci kanamu nit ñi ci shahir Baye Fall la lay nuyu xam nga war nga baatin ñi am bëtu xol xam nga xam nañ ni góor yàlla dëgg Baye Fall amul lu dëng kon suñu comprendre olofalu Tungu ne Baye Fall bi ba le fait que mu nekk Baye Fall daf si joué bu baax waaw dafa joué si carrière Tungu ne mais tey bu ñuy wax un peu dans l'aspect technique tey Tungu ne ku ko xamoon ko ci ay biitu 4 ans xam ko carrément mu nekk si gangsta rap bi quoi mu nekk si beat yu classique ñëpp xamee ko woon loolu à un moment donné mais chaque fois da ngay dégg Tungu ne comme ça nam mënoo ci man tous bi mu def benn affaire boo xam ne ni vraiment dépassé na sax peut-être lu si gars yi doon jortu quoi parce que egg na fu bëri ba parfois da ngay génn sax hors side nga déglu ni di ko déglu te xamul kan moo def sound bi effectivement lan moo indi inspiration boobu ak changement bu radical bi jóge si beat classique bi dem foofu noonu def genre beat afro trap yooyu afro mbalax bi waaw ok xam nga bi ma ñëwee fii l'autre fois wax naa ko Zé comprendre nga ñi may déglu ñoo ngi may dégluwaat comprendre incha allah dinañ ma gën a déggaat man dafa am ñu ma yor dama nekk koo xamante ni dama structuré comprendre nga dañ ma yor dañ ma ngemb comprendre nga may wàcc ci géew bi bëri mais souvent même boo amee seetlu avant maa yegg sax concert day am ku ma mujj jox dama boo yeggati xam ni dafa lii comme mbër mi nekk ci biir kii avant arbitre di siffler day am ku ko woo ne ko dernier conseil bi lii la comprendre nga donc ñooñu noonu buñ ma nee gauche la te man ma wóolu leen xam seen
compétence comprendre nga xam fi li ñuy peser ci milieu bi ma nekk donc ñoom buñ ni ma defal lii c'est parce que dañ ko gis si man comprendre nga nit mën naa tegu ci bitu 4 ans comme nu mu ko neexee nga tegal ko drill muy kii comprendre nga c'est parce que kooku dafa tënku wala genre ñoom nag tënk boobu noonu fekkoon nañ ma ci mais xamal nañ ma ni lii nii mën nga def mieux comment tu peux faire mieux donc mën ngaa génn ci monde boobu doo ci génn mais mën ngaa suudewu ci yeneen musique du yeneen musique mais yeneen branche wu rap am yeneen frontière waaw am yeneen frontière ubbi sa bopp de telle sorte que beneen public di ko am sans pour autant génn ci hip hop génn ci tempo hip hop bi nga nekk ci tempo hip hop bi comprendre nga moom ma ko defloo jaajëf di wax ni ba tey gars yi ñu ngi fii ci Tamba TV nekk ci émission bi The Movement di fàttaliku gars yi chaque fois rek day leen yokk abonnement yi day leen abonné xam nga képp koo xam te abonné wul bu dee mu ngi suivre mu abonné xam nga chaque fois soo gisee émission bi loo xam ne ni mun nañ ko si yokk pour vous faire plaisir ngeen waxaale ñu ko ñu jéem a dab seen bànneex si côté boobu parce que ñun ak yéen ñoo far di leen siyaar mais tey bu ñu nee tungu ne xel day dem si carrément Tamba xam ni am na fi représentativité bu am doole mais chaque fois xaw ma bu dee wax bi day egg si yow chaque fois ñun suñu bopp gars yi dañuy ñëw naan ñu mais tungu ne lu tax génnul Tamba ba tey tungu ne lu tax demul Dakar tungu ne lu tax demul Dakar ma am ñaari question yu xaw a laal sama bopp est-ce que benn rappeurs yi amuñu complexe wu toog Tamba liggéey toj comme ñeneen ñu bëri nuñ koy defee que léegi talent je ne pense pas du dépendre si localité bi nga nekk pour man talent du làkku pourquoi pas tungu ne jël choix bi toog Tamba continuer liggéeyam que dem Dakar comme gars yi buñ koy waxee waaw xam nga man benn affaire rek lay déplorer mooy hip hop Tamba loolu daf ma yéem quoi damay dégg nit ñi di ko wax hip hop TC yaa koy yor hip hop lii hip hop TC amul hip hop Thiès amul hip hop Kaolack amul hip hop Dakar amul benn hip hop moo am mooy hip hop SN mooy bu Galsen mooy bu Jolof comprendre nga ñun loolu lañ fi fekk mënuñ ko changer en cours de route comprendre nga mënuñ ko changer donc pour man li ñu war a fayet du loolu nu ñuy fexee ba nit toog fii toj ñëpp yëg ne Tamba am na ay matos Tamba am na ay beatmaker yu baax Tamba am na talent yoo xamante ne dañoo confirmer ay talent pur man pour man loolu lañ war a xeex mais pas di jël fii nit di ko yóbbu Dakar pour mu confirmer Dakar wolof la ñuy làkk bien sûr kii diire sax wolof la ñuy làkk Fuuta wolof la ñuy làkk feneen ak feneen wolof la ñuy làkk donc wolof boobu noonu et puis même système de rap bi la ñu yor bu waa Dakar drillé ñun dañuy drill bu gars yi defee beneen affaire dañ koy def maam monde bi ñu nekk ci monde digital lañ nekk nekkatuñ ci monde boo xamante ni dangay toog sa gaale comprendre nga xam ni dama war a def sound mënuma ko def ma jël oto fay 466 yi wala 462 kilomètres yi dem lijjanti benn télé pour toog fa Tamba TV donc ban njëriñ lay am. bien sûr doo am njëriñ. bien sûr comprendre nga. bien sûr ak feneen dootul am njëriñ. léegi nag pour wan gars yi ne que dañoo am njëriñ. télé yu ñu am yi. rajo yu ñu am yi dañ koy valoriser. M6 yu ñu am yi ñu dooleel leen. bien sûr public bu ñu am bi ñu respecté ko. comprendre nga. bien sûr gëmloo leen suñu bopp ma. bien sûr ñun la. affaire yi ñun la. du ñeneen. public bi bu ñu gëmee ñun la. bu ñu beddee ñun la. boo gisee public bi fay ñeneen ñuy jógee fale di ñëw c'est parce que ñun peut-être satisfaire uñu leen ci ni ñu koy defee. bien sûr faut qu'on se dise la vérité nañu waxante dëgg. bu fekkoon maa ngi dégg dëgg quoi. waaw loolu mooy fekk bënn. comprendre nga defuñu lu leen neex. kenn fayu location wu nopp kenn. comprendre nga da ngay def lu ma neex ma déglu la. defoo lu ma neex du ma déglu. kon ci gàttal si j'ai bien compris que liggéey bi des na fii ci Tamba. waaw liggéey bi des na ci hip-hopeurs yi des na si ñëpp quoi d'une manière générale. trop des na quoi. waaw lan moo waral défiance boobu noonu ba tey liggéey bi mënul nekk à point mu ñu nekk à jour ak le monde. waaw ok xam nga fii li ñuy wax moo gën a bari li ñuy dem. bien sûr comprendre li ñuy wax dafa bari. frère. xam nga boo toogee. caméra yi tiim la. un baru dóor la benn affaire. nga wax lu la neex. boo demee sa néeg seedewul ne yaa ngi job sa kay xamul ne yaa ngi liggéey sa big xamul ne yaa ngi liggéey sa xel sonaloo ko. nga ni da ngay toj. da ngay sonal sa bopp. comprendre nga. foog ñun li ñu war a def. foog ñu koy def à la lettre. comprendre nga. mooy nañ rap
comme gars yi nañuy jouer ci beat yu gars yi di jouer comprendre nañ bañ a complexé gars yi amuñu complexe man boog awma complexe wu benn artiste bu jugee ci àdduna noo mën a toll ni ma lay xoolee nii Junior man noonu laa koy xoolee bien sûr comprendre nga parce que moom xel la yor di ci xalaat ma yor sama xel di ci xalaat duma mës a rabee ni moom parce que moom la man laa bien sûr comprendre nga man loolu laa gëm je suis parfaitement d'accord avec ça même si loolu chaque fois dama koy wax booy parfois am na booy yu may ñëw ñuy waxtaan ci hip hop ñuy waxtaan mais chaque fois dafa am benn terme bu Dip utilisé dañ ma toppandoo ba man mënatuma rap ni mal quoi c'est tellement dafa doy waar quoi il faut que rappeurs yi ñu inspiré à devenir quelqu'un ñoom seen personnalité ñu liggéey ko seen technique rap ñu liggéey ko ba ëllëg ñoom lay nekk mais ñoom du nekk keneen voilà gis nga man amul lu ko daak man amul lu ko daak ego tripping sax loolu la ego tripping boo gisee ci hip hop loolu la ma bàkku la man may lii may la comprendre nga donc loolu noonu yow boo demee ba wéeru ci style de rabu keneen père rabal comme jinne man dooma yéem xam nga lu tax du yow keneen la waaw keneen la quoi man avant bala maa toog fii di la déglu ma xam ne kii lay roy mais ma def direct dem déglu ko comprendre nga man pour man gars yi dañoo war a fexe ba am seen own style comprendre nga am style nga yor sa style boobu comprendre nga lu gars yi wax baax na am nañ tendance wu non booy bi dafa fuuy booy bi dafa lii garaawul fuuyal il faut dafa ànd ak loolu en parlant de ça Tungu ne méchant day dégager confiance lay dégager wala audace lay dégager loolu mooy benn ñaar si tontu yu gàtt ñaar lan mooy relation Tungu ne méchant ak old school yu mu fi fekk ma jël exemple Kangam Squad Big Bro Niga Du Dina Show Dog Rashka lan mooy seen relation yow ak ñooñu mais d'abord audace lay dégager wala confiance bon man je suis audacieux quoi audacieux waaw am naa audace am naa confiance bu dul jeex ci sama boobu parce que man ku ma xam ne boo may déglu sax da nga koy xam man damay wax ay dama leen daaxal rap gën leen réew gën leen gànd gémmiñ ak genre yooyu noonu comprendre nga du man mënuma ragal quoi comprendre nga mooy saat bi ma juddoo surtout man souvent foofu laa koy kii quoi man saat bi ma juddoo amul loolu léegi nag mag grand yooyu noonu moo ngi baax xam nga ñi ma war a seexal jàmm maay seex ak ñoom jàmm nit doon naa fekk comprendre nga du ma bëgg ñëpp comme ñëpp bëgguñ ma comprendre nga du ma bëgg ñëpp du ma rime ñoo xamante ni suñ gis-gis bokkul comprendre nga nit dangay vrai man dafa am ñu ma mën a demal maay dem ak ñoom am na ñoo clash woon ci grand yi waaw Kangam Squad waaw man rëccu ma ko man du ma def parce que paa bi dafa am lu ma tegal bala ngaa def del xalaat boo defee doo rëccu lan moo la boolee Kangam ba nga clash de non loolu beneen vibes la moom loolu c'était en 2018 maanaam 2018 ak 2020 beneen affaire la Tungsu dafa changé waat demin comprendre nga clash boobu noonu jàll na du ma leen mës a jéggalu xam nga parce que rab la waaw maa ngi leen di respecté mais Tungu ne est-ce que am na lu muy rëccu ci carrière am moom Tungu ne lan la def ci carrière am loo xam ne bu ko xalaatee xolam lay sedd mooy toog bi ma toogoon métti na ma toog bi ma toogoon jàngal na ma mais métti na ma parce que perdre naa temps ci loo xamante ni loolu la ma yàlla nattu comprendre nga mais tamit jàngee naa ci loo xamante ni su ma toogee xalaat ko su ma xool lay sedd ndax moo may fitu di defal gars yi affaire sans pour autant ma yëg ko Tungu ne ak la clash fu mu toll am na ñu la clash fay woo am na ñoo clash fay wuñu waaw man clash wu ma xam nga man sama clash demewul noonu gars yi dañoo compul man flashback laa def dama def benn genre gàll comprendre nga mais man su ma clash woon non forcé da ngay fayu parce que fi ma koy defee la ni ma koy defee daf may jaral man boo ma clashé sonal sa big la père ndax man souvent bu ma la dégloo ay ree la may def am na ay rapport yu fi toog nee na nga waaj leen dañ lay def lu métti non waaw lu métti loolu dañ koy wax rek Fall man classe ma yombul da nga may déglu rek nga xam ne waa ji de côté boobu noonu forum la quoi man ci laa juddoo père man boo ma waxee laal côté boobu da nga may faciliter la tâche parce que dama lay paqueté ba mam sa waa kër ñoo lay njëkk a yërëm sa public dañ lay beddi père dama ay
lu leer la te yàlla. chaque jour c'est le même gars c'est le même Dip. waaw Tungu ne méchant chaque jour c'est le même vraiment. da ngay am plaisir dalal ko parce que carrément il est tellement ouvert lay wax lu nekk si moom. loolu benn la secondo Baye Fall bu muy wax man j'en sais quelque chose vraiment. soo Baye Fall da nga koy jàpp. souvent dañuy dem si cant yi fekk ko muy sigar. te dund Baye Fall lu Baye Fall laaj intérieurement mu ngi koy dund ku suufee la ku oyof la ñëpp xam nañ ko très discipliné. ñun mënuñu lu dul ñaanal la yoon bi nga nekk suñu borom mu teg la loxo. lépp loo xam ne gàllankoor la suñu borom moytul loxo. yaa xam foo si bëgg jëm suñu borom teg la fa ngeen bàyyi xel ni am ngeen public bu fi nekk boo xam ne ni gëm nañ leen bëgg nañ leen. léegi lu tax ñoom ñu sax si yéen nag ñëpp ñoo koy liggéey artiste Tamba yëpp ñoo koy liggéey parce que public bi. ñoom artiste Tamba yi gënal leen keneen. mooy li nga wax sànq c'est un travail qui doit être fait en amont et en aval. ñu góorgóorlu si ñu jàpp si ñun tamit. ñu ngi siy def sunu participation ni ñu ko mënee. di la wax bu dee am nga message booy lancé à l'endroit de la jeunesse et puis ce mot de la fin. lan lay doon en attendant ñu wàcc show bu mag. waaw loolu moom man maa leen di defal serment boobu noonu. daa soog a ma am. show yàgg na am fii. waaw yàgg na am fii quoi. mais bi ma leen di waaj a defal. sérieux très sérieux laa lay tegal nii. day raar di nga fi woo ay nit ñu bañ a ñëw after parce que ni ma ko bëgg defee la quoi bu ci yàlla defee jàmm bu MBV bi liggéey li ñu war a liggéey. bu manager bi liggéey li mu war a liggéey. ak ñeneen. man bu ma ñëwee. comprendre nga champion dootuma mën fii nii. maam damay bañ sax. gars yi ngi yéegal niveau bi rek niveau bi mu ngi gën a yéeg day baru wala. damay bañ après. Tamba TV bii nii. ngeen dindi ko ngeen def ko Tungsu TV parce que dama mën a yëngal. l'avenir nous jugera. et puis gis nañ la en scène ñu ngi lay loolu soo ko waxee dinañ ko gëm. ñu ngi jox gars yi le grand rendez-vous c'est le samedi inchallah à partir de 20h fii ci Tamba TV avec le même gars le même Dip Tungu ne méchant ak ma man aka Junior aka nattu number 1 di leen jaajëfal di leen wax ni nag waa Pënaga waa MBV maa leen di siyaar sama boy maa leen di siyaar lu bari Assane nag gars yëpp laas Tungu ne numéro 2 ñoom si boy ñoom wëz ak kaw gars yëpp ñu ngi leen di bége di bëgg nag sama boy waa Pënaga for real Abbas boo ko fàtte Abbas maa lay shout man di bëgg waa Pënaga Papis Diop alias Parek Kevin Get Mam Abdou alias Zizay Youssou Diop sama boy yëpp maa leen di shout Dip for real mais kenn du Elas Boy moom may nattu Baba Kawara gars yi maa leen di siyaar jaa ngeen jëf Brakas Baru mu ngi sinaay I'm in. damay tëdd ba night time